jëli suñu rubrique people. Aïcha Salma Ibrahima Fall. daal di la bàyyi ñu daal di dugg ci kii. ci people yi waaw Fatou Ka donc comme ni ñu leen ko waxee woon tout à l'heure dañ leen di présenter actualité people yi nga xamante ni moo gën a marquante mais cette fois-ci dugg ci pic yi nga xamante ni suñu quotidien bi di laas def na ko donc moom mu dikk bu baax a baax ci démarcation bi nga xamante ni am na au sein de l'APR gannaaw bu ñu gisee député APR boobee di Aliou Dembourou Sow génnoon def ay déclaration yu doy waar donc ku ci nekk interprété ko nu ne donc moom Aliou Dembourou Sow yëkkati woon ay kàddu pour dire que képp ku nga xamante ni jamono ji da nga taxaw pour contrer le président Sall ngir mu daal di am un troisième mandat dañu war a génnee li nga xamante ni moo di jaasi yi donc mu mel ni nekk ay propos yu nga xamante ni suscité na beaucoup de polémique donc ñu nga xam ne ni jamono ji au sein de l'APR ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekk kàngam yi dañoo commencé jug ngir ñaawlu nag propos yooyu nga xamante ni moom Aliou Dembourou Sow yëkkati woon na ko donc ki nga xamante ni moo di Seydou Gueye yor kàddu ko APR moom xamle na ni que moom mi nga xamante ni moo di Aliou Dembourou Sow kàddu yooyu mu yëkkati kilifa du ko yëkkati et puis day ñaawal sax liggéey bi nga xamante ni jamono ji le président Sall mi ngi koy amal donc mi ngi woo bépp militant wala cadre de l'APR ngir nga bañ a doxalee ni mel ndaxte buñ lay jiiñ dëmb ngay soccoowewu yaxu béy day voilà yéeru béy day mel ni liñ day jiiñ dëgg la donc moom mi ngi xam ne ni que jamono ji waxtu wi ñu toll soxlawuñu loolu mais liggéey la ñu soxla ngir dëggal émergence bi nga xamante ne le président Sall mu ngi koy doxal. d'accord léegi yow répète après moi buñ lay jiiñ dëmb ngay soccoo yeeru lii répète. ay yéeru béy sax na bul ma jaaxal Rousseau maman Ngoné tamit damaa góorgóorlu nii de dama wax dangaa góorgóorlu nii ndeysaan en tout cas li nga xamante ni moom la suñu waajooju noonu wax je pense que loolu lañ doon xaar ci ñoom waaye tamit ñu ngi xaar leneen ci ñoom parce que fii on se rappelle de l'affaire chanteuse bi ma ko dimbali ma nu mu tuddati Ami Collé gis nañ la mu fi waxoo ñu jël ko ne ko ràpp ci kaso bi gis nañ Adja Assou la mu fi waxoo ñu jël ko ne ko ràpp ci kaso bi mais on se rappelle aussi de l'affaire Penda Ba nga xamante ni militante APR la woon mu jug saaga wolof yi gis nañ ne dara fekku ko ci au contraire sax dañ ko génnee réew mi kii tamit di député moom Aliou Dembourou Sow mi nii wax lu ni mel boobu ba tey ñu ngi xaar autorités yi wax ñu jël ay daan yu sévère wax dëgg fa neex yàlla teg ko ci kawam mais ba tey waxaguñ ci dara ñun nag ci loolu lañ leen di xaaree c'est bien beau de wax sax jël parole pour ñaawlu mais nañu réagir jël ay daan teg ko pour au moins prochaine fois képp ku nga xamante ne jamono ji jël na même lancé bi dina xam ne dina am lu ko ci fekk effectivement parce que cette affaire là bi mu amee ñii di wax ni nga waxuñu il a fallu que l'émission de lundi xam nga da ngeen di suivre nga information il a fallu que fii man j'ai eu des messages il a fallu que Aliou Sow fii wax ak ni mu doon waxee ak ni mu méttee ay sénégalais gis ci seen bopp. boobu le lendemain laa commencé dégg ay réactions. nañu bàyyi bu média bi waxee ba pare di def ay médecins après la mort. kii bu dee am na possibilité pour ñu génnee ko assemblée. parce que c'est l'assemblée du peuple. nañ ko fa dàq. bu dee am na disposition laa yor xam nga ko c'est un ministre conseiller aussi. doo dégg Macky Sall da koy limogé foofu. bu dee Macky Sall loolu moom moo amee boobu xam na bu baax kii lu mu wax danger bi mu am. léegi nag moom ci jëm bopp da koy dàq foofu waa assemblée génne benn disposition dàq ko. parce que kii il ne mérite pas d'être sénégalais. d'autant plus que bi mu waxee li muy wax ba pare daf ñu tàllalaat ko micro nee na moom li mu wax amul dara lu mu si regretter si c'était à refaire daf koy defaat. donc loolu nekkatul erreur mais yabaate lay doon. naa rappelé que gis nañ aussi maître Moussa Diop génn moom it di ñaawlu kàddu yooyee. donc maître Moussa Diop. mooy Dakar Dem Dikk moom la ñuy dàq. l'ancien directeur ci troisième mandat. voilà ñu jàll rek ci. waaw doy na waa tamit. ñu jàll ci IPRES donc mu mel ni Fatou ko am na benn scandale bu doy waar bu nga xamante ne nemmeeku nañ ko au sein de cet institut donc mu mel ni ci lu tolloog 572 millions de francs CFA jamono ji dañ koo détourné foofee ca IPRES donc mu mel ni dafa am benn audit bu ñu defoon
audit bi nag dañ ko def ci année 2018 mais résultat yi ba mu génnee ñu ngi xam ne ni que ci lu tolloog 572 millions de francs CFA dañu ko nag daal di détourné foofee ca IPRES ñi nga xamante ne nag ñu ngi leen di joxañ baaraamu tuuma ci boobule institut bokk na ci ñi yor direction bi waaye it service yi ak agent yi nekkee foofee ca IPRES donc ñu ngi xam ne ni que gestionnaire de l'IPRES bi buy wuyoo ci turu Ndeye Thioro Dia jamono ji daal di nañ koy teg loxo donc mu mel ni nag Fatou Ka genre scandale yi du lu bees foofee ca IPRES ndax bu ñu bàyyee xel rek jamono yi nga xamante ne weesoon nañ gisoon nañ ci lu tolloog 207 millions de francs CFA détourné woon nañ ko foofee waaye ba léegi ni si mbir mi mujjeewul fenn donc ñu ngi xam ne ni que ndax détournement bi dafa nar a am même suite que li nga xamante ne moo fi jiitu woon ou pas mu mel ni daal en tout cas scandale yi jeexagul foofee ca institut boobee. en tout cas wax dëgg yàlla comme ni nga wax rek IPRES moom dafay bëri genre scandale financier yi nii fan yi passé gis nañ rek am nañ DG bu bees di Amadou Lamine Dieng mais je pense que scandale yi nii nekkul si airam mais ci airu DG bi nga xamante ni moom la fa wutu donc nañu def enquête rek ba xam xaalis bi fa lañ ko dugal xam nga li tamit suñu xaalis bi mu ngi jeex de chaque jour ay détournement rek te après du mujj fen tamit malheureusement en tout cas 3 milliards yi ñuy war a jox waa Kër Massar yii nii yëpp ñu détourné nii bu ñu ko dajalee woon amaana xëy na 3 milliards yi ñu waroon jox famille yi nga xam ne dañu désœuvré après les inondations xëy na bu boobaa xaalis boobu dina leen mën a jëriñ mais bii quelques nit rek ñooy nekk mooy ñi ngay gis ñi ñu nekk ci nguur gi yori seen i Mercedes yori seen i 4x4 yori seen i ñetti kër ak seen i ñeenti terrain ci Almadies et cetera ñii ñoo téye réew mi bëgg ñu sànq ñoom ñoo suuxal suñu économie réew ñoo suuxal suñu économie parce que détournement yi nii bokk na ci li koy suuxal suñu njiiti ñoo ñu ko teg billaay wallaay ba pare dama ci yokk leen je te jure ñooñu di sàcc suñu compagnie duñu kii impôt. ñu fay impôt bien sûr man lu leer laa ci xoolal duñu fay impôt. non duñu fay. ñu ci bëri dañuy ñëw négocier. non négocier duñu fay impôt. gis nga fii ñu dul fay impôt bu ñu génne woon liste bi caafara di nga gis ay ñu bëri ñoo xam ne fii ñu ngi fi yore ay kër yu rafet. ay nangam ay tool ay nangam ay tout. duñu fay du ñu déclaré du ñu def benn déclaration. voilà déclaration du ñu def déclaration. lu leer. te kenn ñëpp nag couche yëpp déglu bu baax li may wax. couche yëpp laa. Sénégal couche yëpp couche boo ci dem am na ci ñoo xam ne du ñu fay impôt. mais boo xoolee ñi nga xamante ne du ñu fay impôt ñu ngi faree ci nguur gi. moo tax ñu war fee jóge jëlee képp bépp DG boo seetloo ci APR lay bokk. régime présidentiel bi mooy ñëw far. dama ci yokkal politicien man nag léegi man damay foofu na damay leeral. politiciens yi. dégg nga du ñu fay impôt. politiciens yi. maa ko wax. ñu faree ci nguur gi. politiciens yi de manière générale am na sax ñu nekk ci opposition dañuy négocier. loolu sax gars yi voilà buñ la bëggee kële bu tax ñu négocier. ok ñoom politiciens yi. Maxo. en tout cas man li may yokk si wax ji moom mooy immeuble yi ni ñuy poussé Dakar man yéem na ma xaw ma kan la yéemul mais yéem na ma damay rejoindre Alioune Sow doon wax rek. ñi nga xam ne dañuy am ay milliards te doo xam gisoo bu ñu teg benn entreprise créer emploi nga ne au moins kii am na bénéfice war na mën a am méngóol war na am lu méngóol yi. moo tax yooyu la avantage yooyu la da ngay lay fal directeur fii ku fi sa bàyyi dëddu ngeen baal ma si kàddu gi sa papa bu génne àdduna tey bu fi bàyyee oto nga doon ko jël oto bi dawal. tey boo ñëwee si entreprise oto yi yu mu fa fekkoon da nga koy balayer jënd yu bees c'est-à-dire doo ko doon c'est-à-dire parce que mystique baa ngi foofu mooy li Aliou Sow doon wax rek. ak yeneen mais tant que bàyyiwuñu yenn avantage yenn privilège yi. lii rek lay jur. mooy que damay ñëw même bu fekkee da nga ko audité dina la ne 4x4 bi maa ngi ko jëndee 80 millions wala 100 millions wala 150 millions. donc ni la téléphone bi maa ngi ko jëndee 500 millions wala 500 boobu mënoo si dara. c'est vrai parce que dana jox ay facture dina la lii laa ko jëndee. effectivement mais da ngay xam ni loolu jaru ko. mosul jar loolu mais am na facture. rapidement pour ñu jaar ci beneen point. en réalité man gestionnaire de patrimoine la. mais gis nga man su ma la xoolee nii man dinaa xam ne yow sa alal yokku na wala déet yow sa taux de sa confort ndax yokku na wala déet mën nañ ko xam bu fekkee dama def une fausse déclaration normalement am na ñoo xam ne bu ñu xoolee dinañ xam ne kii déclaration yi mu def baaxul il suffit juste de bien les contrôler dajale xaalis bi te xaalis boobu yëpp bu ñu ko dajale woon rek
Sénégal kenn du xiif ku feebar da ngay dem faju en tout cas léegi yow après nga xoolal ma instant bi Charles fan la toll ci alal comme que gestionnaire de patrimoine. Non, Charles- xoolal parce que fan yi daa mel ni yor na ni ma ko gisee nii yor na tarkaala. chaque semaine mu changé daal. bu leen ko ay catu daal nag yu bees ak téléphone man dama seetlu man loolu taal yi yor na de. daal temps yi la jënd Yéen a ngi koy ay daal catu de. Waaw. ma koy wax foo ko jëndee. ma wër dëkk bi yëpp. Doo ko dëkk teewoo loolu commande la. sur commande lay def sur commande loolu moom teg naa ci daal sama mun bët. nga mun nga bañ a am daal mun nga bañ a am daal yu mun nga bañ a changer daal chaque jour waaw. doo changer oto chaque jour te fekk sa patrimoine yokku na dëgg la ay jëf amul catuwaate daal voilà Fatou ko ñu des ba tey ci scandale yi ak soucis financiers yi donc mais cette fois-ci dañuy dem ba Dakar Dem Dikk ah donc comme niñ ko xamee woon il y a quelque temps changé nañ seen njiit li maître Moussa Diop teg fa ki nga xamante ne moo di Oumar Boun Khattab Sylla donc jamono ji moo nekk DG bi ci foofee di Dakar Dem Dikk donc ñuy xam ne ni que foofee dafa am lu doy waar lu fa am parce que plus de 1000 agents percevoir uñu li nga xamante ne moo di seen paye le mois dernier ba dañu obligé ba nga xamante ne dañuy bañ mouvement d'humeur xam fa le président Sall dafa mujjee décaissé ci lu toll ak 1 milliard de francs CFA ngir dimbali leen ko pour mois bi nga xamante ni moom la ñu nekk bu weer bi deewee ngir ñu mën a fay seen ay salaire laataa rek scandale di fa daal di jub donc loolu la ñu xamle donc il y a quelque temps aussi il y a quelques semaines gis nañ ni que société bi di Eiffage nga xamante ni dafa chargé wu exploitation autoroute à péage bi moom it bloqué woon na compte Dakar Dem Dikk yi ndax ñu ngi xamle woon ni que dafa amoon ay impayés ci lu toll 420 millions de francs CFA donc mu mel ni scandale yi foofee ca Dakar Dem Dikk jamono ji takkar naa si na bu baax a baax. mooy ci ban temps daa teel a ci temps tàmbali sax. Moussa Diop wala. fa la tàmbale mais en tout cas comme lépp kii la. continuité la ça se passe comme ça maître Moussa Diop la woon mais instant bi Oumar Boun Khattab Sylla mooy payer les pots cassés. ah nañ ko may tuuti mu installé wu rek xoolaat compte yeeg yooyu noonu waaw léegi nag moom léegi xool na xam nga ne xam nga bu ñu la falee fenn. dégg nga ñu gis ne foofu dafa amoon ay kii ay affaire yoo xam ne baaxul yow da nga ñëw defar na defar. mais il faut faire toujours le bilan man j'ai l'impression que moom deful bilan dafa ñëw rek Sénégal du ñu def bilan. dangay def le bilan. Waaw. pour dire que lii laa fi fekk. am na ay jafe-jafe mais dinañ ko jéem a redresser au moins sénégalais dinañ xam ne plus tard bu amee jafe-jafe yow waxoon nga lii fekkoon nga fi ma ne lii. Coupe d'Afrique des Nations bii passé Matar Ba na def bilan ana bilan bi na def bilan bi. na def bilan bi sonal nga Matar Ba nag. maa ko wax. vraiment ay jëf Fatou Ka ñu dikk ci assassinat bi nga xamante ni colonel Mouhamadou Sall defoon na ko en temps yële na de mu mel ni juróon na coow bu bëri donc moom colonel Mouhamadou Sall jamono ji daal dinañ koy inculpé douanier voilà le colonel douanier. Mouhamadou Sall jamono ji inculpé nañ ko nag dañ ko daal di placé provisoirement interné ko foofee ca hôpital psychiatrique bu Thiaroye moom nag gannaaw bañ ko ba mu faate woon doomam bu jigéen boobee ay atam tolloon ci juróomi at ak benn 6 ans moom dafa xamle woon ni bañ koy enquête que moom moo ko rey mais il sait pas comment les choses se sont passées parce que dafa bëggoon corriger ki nga xamante ni moo di doomam parce que dafa génn sans sa permission ba mu ñëwee nag mu daal di koy fekk ci fi nga xamante ni moo di douche bi fekk doomam bi di brosse mu daal di koy koñe bopp bi daal di dal ci lavabo bi ci ginnaaw si la daal di nag génn àdduna moom xam le na ni que doomam la bu nga xamante ni daf ko soppoon lool te seex la donc il peut pas imaginer que moom moo rey doomam joojee nee na nag ay affaire de diable ay seytaane daal moo ko yóbbu woon ci li ni mel mais nekkul lu mu tey donc loolu la moom mi nga xamante ne moo di colonel douanier bi daal di xamle donc ñuy rappeler que gannaaw bu mu faatee doomam joojee moom moo dem yóbbu boppam ci enquêteurs yi wax leen crime bi nga xamante ni def na ko donc jamono ji gannaaw bañ ko placé sous contrôle judiciaire daal di nañ koy yóbbu interné ko ca hôpital psychiatrique bu Thiaroye. doy na wax de man moom dossier bii moom. doo am sax loo si wax parce que dafa metti dafa doy waar te booy déglu enquête bi tout le temps li nga xamante ne moo si génn bon da ngay am yàqin ne daal moom la mu def noonu tayu ko sincèrement. waaw doy na waar ni nit mënu ko tey. waaw doy na waar trop sax fa metti nit bu normal. dogal suñu borom. nag accident mën na nekk de. par exemple ngay corriger sa doom. dëgg la ça arrive. loolu moo tax ñuy tere mag yi di tere. di dóor bàyyi dóor. parce que mën nga dóor ci moment boo yenn xam comme yow nii rek. ci yenn yow point mën yi nga dóor fenn rek ci moom rek. sama doom bi dafa nekk xale. waaw benn jour sedd na yëg yooyu wàcc sonn sedd mu ne indi pañe mburu bi mu xaw a yéex rek ma jël ma bëgg ko dóor noonu. yaa ngi dégg muy mel luy daw ma tekki sama senti naka tàllal la sa loxo may dóor ni muy daw rek affaire bi dal fii. la tu as vu. billaay xoolal. bon après ma arrêté xaw jaaxle quoi après ma jël ji commencé di ko faj
ñu kii après moom sax xale bi sax ruus. xam nga. après le lendemain mu dem école am gars yi laaj ko. li kan moo def lii mu ne ko mon papa mais dafa juum rek dafa ma doxoon ma indi pañe mburu bi ma xaw a yéex et il m'a tapé. mais il s'est trompé moi je me suis esquivé. xoolal Serigne après ndekete man gars yi réunion nañ ma ci ak assistance sociale yi. xool tribunal lañ ma yóbbu. non comme nii taxaw ni comme kuréel ni tribunal léegi maanaam juróom benni weer chaque mercredi à 16h ñuy ñëw di xool ndax man normal naa. kon yow yóbbu nañ la à la barre nii daal. xool taxaw ni ñu xool ma kii ma posé ma ay question nan la fan laa juddoo ka mooy sama yaay kañ laa ñëw France lu tax may dóor lii et cetera après xoolal. ñu ne léegi man il faut chaque mercredi ñaari assistante sociale dañuy ñëw sama kër xool ambiance su kër gi ni mu demee toogaay bi ak yooyu 16h ba 18h dañuy ñëw xool man nan laay dundee est-ce que man aw ma ay problème est-ce que bi ma nekkee xale daanu ñu ma dóor est-ce que je ne suis pas peut-être un homme violent lan moo ma naqari ak yooyu di ma surveiller quoi di waxtaan ak man léegi dóoraat nga wala dóoraat dóor léegi dafoo de non solo nañ jàll ci beneen point balaa ñoo gaañu fii alors Fatou Ka mu mel ni tey moom faaw ñu wax ci Youssou Ndour dañuy wax ci Youssou Ndour tey sama gars yi ñu ngi ciy wax téléspectateurs yi donc mu mel ni ki nga xamante ne moo di Youssou Ndour daal dinañ koy admettre ci Académie royale de musique de Suède mu mel ni moom mi nga xamante ne moo di Youssou Ndour dafa daal di siggil non seulement waa Sénégal mais l'Afrique en entier ndax gis nañ ni que ñu bëri bokkoon nañ ci boobule jongante waaye moom mi nga xamante ne moo di Youssou Ndour dañ ko daal di jël admettre ko ci boobule académie donc moom ba gannaaw lilee dafa génn ci page Facebook am pour rafetlu lilee di xam ne ni que du pour moom du pour le Sénégal mais c'est pour l'Afrique en général. waaw yàgg na sigil Afrique. et yàgg na sigil Sénégal également. ñu koy féliciter si loolu parce que tamit ndamu réew mi rek la. wane nañ ko bi fii Obama ñëwee également pour wane ni musique comme ni mu ko waxee amul frontière. léeg-léeg sa musique dana la yóbbu fi nga xam yow sa jëm yeggu fa. voilà donc pour wane ni rek roi la comme ni ñu ko yàggee tuddee. ñu koy féliciter en tant qu'animateur ak vraiment ñu koy souhaiter aussi une bonne chance ak yeneen parce que c'est day prouver que ni. ñiy wax ni màggat na war na bàyyi way donc ñu xam ne way la xam peut-être mais c'est le roi ñu bare jàpp nañ sax politique bu mu duggoon sax dafa bare lu mu ko yàqal wala lu mu ko tardeel si carrière am voilà mais pour wane ne waykat la te dafa war a way na way c'est le meilleur c'est le meilleur et le meilleur waaye comme ni ñu koy waxee rek dégg nga man bu ma fi au début balaa ma doon dugg politique bu ma laajoon dafa voilà loo xam ne kii na moom dafa def ne kii na mais voilà am na lu bari lu mu yàq ci moom il faut mu nangu loolu Youssou Ndour c'est le meilleur dégg nga mais xoolal rek li mu def xool li Youssou Ndour liggéey vraiment xoolal li mu liggéey en tant que musicien ba pare ak manager xoolal tey jii moom booy compter da ngay compter ci les meilleurs ci domaines yooyu waaye nag politique bi daf ko wàññi carrément parce que gis nga man damay wax ne un sportif et un musicien da nga war a neutre sur le plan politique un journaliste ci dugal ak waaw non journaliste moom kii mais dama ci gis ay sportif yoo xam ne ana sportif yi doon ne kii ana waa football yi demoon jàppale Macky Sall jox na leen dara ci football bi joxewul ci dara non c'est que sport ak musique warul politique. d'accord en tout cas encore une fois ñu ngi koy féliciter bu baax moom Papa Yu comme ni ko Maxu waxee ak ni ko ñëpp di waxee sax c'est le roi te loolu kenn mënu ci dara et que encore une fois sigilaat na Sénégal te yàlla na ci yeneen ak yeneen topp insha Allah parce que tàmm nañ ko si moom nag waaw du lu bees de en tout cas duñu gulet comme on dit duñu gulet waaw soo mel ni xibaar yi day buur foofu nag day jeex waaw day jeex bëgguma woon mu jeex yooyu laay def nag li may andi du doy bu neexee rek dama koy dagg yow bu neexee dama koy dagg yeneen ngay def waaw donc maa ngi lay ñu ngi lay jaajëfal Salma